ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. gisuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com. mbokku internet yu BG TV ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di wax ne namoon nañu leen amoon nañu conseil bu ndaw rek une semaine xam ngeen affaire yi des fois da ngay sonn faaw nga noppal yaram wi tuuti waaye namm nañ leen lool mbokk yi tey dellusiwaat nañu ci fi ngeen ñu baaxoo miin rek muy lu soxal wàllu làmb tey nag bari na combat boo xam ne lënd na ci boppi nit ñi. ñu bari ñu ngi ciy xalaat ñii nee nañ combat bi est-ce que dina am ñii nee nañ du am ñii nee nañ dana am ndax mi ngi bëgg a yàgg mbokk yi combat boobu mooy combat royal muy combat Ama Baldé ak Modou Lo bi mu taxawee ba léegi yàgg na waaye boobu ba tey gis ngeen li changé bariwut ba tax na tey ñu seet si ci père nga xam ne kenn la ci waa kër Ama Baldé ndax papaam la léppam la di manageram di père Abdou Bakhoum mbokk yi moom la ñu bëgg a waxtaanal mu indi ñu ay leeral tuuti rek combat boobu fu nu ci toll ak nan lañ ciy doxee fi mu toll nii ñu bàyyi ko mu nuyoo ak yéen mbokk yi ñu dugg ci waxtaan yi père maa ngi lay jaar. waaw jërëjëf maa ngi lay fay bu baax a baax di ñaan sunu borom tabaraka taala mu may ñu tawfiix jaay seexu jot may ñu jàmm ju ànd ak salaamatan di ñaan sunu borom tabaraka taala mi nga xam ne borom jàmm ñi mu wàccee ñu tawfiix ak xéwal gu yaatu lool ak jàmm ju sax. ndax Sëriñ Tuubaa kat ba ñu ko laajee waaw jàmm ak yi ci dem mu ne jàmm day gisuma ko lu ko gën fii ak fa ñu jëm kon nan jàmm ci réew mi di jaan suñu borom tabaraka taala njiit yi may ya am yërmande ñi ñu jiite itam xam ne am nañuy kilifa ñu jàppale leen bañ ne bu nu xataal bañ a tonal kenn koo mën a dimbali nga dimbali ko koo mënta dimbali nga bàyyi ko mu def li mu war a def te liggéeyam ci wàllu sañ-sañam nga bàyyi ko mu nga xam ne bu ci defee lu mu war a def nag nga ñëpp xam ne defal lu mu war a def boo bàyyi noonu waaye daal nañ ñaan daal liy dalal réew mi daal mooy ñu sàkku ci réew mi jàmm ak salaam loolu daal laay di ubbee. noonu nuyoo bi am na solo yàlla na ko yàlla defal ndax jàmm moom ci la lépp xaj. jàmm rek mooy tax nga mën a def lii ñuy def nii rek am jàmm ko waral sinon buñ ko talutoon duñu ko man ñu fekk ko nag bitigu sopp sëriñ Fallou dama ne ko woon dañuy fay publicité waaye bitigu sopp sëriñ Fallou moom duñ fay ndax sunu sëriñ la Fallou Galas Baye Mbène père ñu ni ñuy ubbee rek ana Ama. waaw jërëjëf xam nga fi ngeen ñëw rek la fii moom waa kër sëñ Fallou rek a fi nekk ñun ay taalibe lañu di taalibe Cheikhul Khadim sopp Serigne Fallou lool ak Cheikh Saliou kon ci wàll wi bu ngeen ñëwee di ma fekk fii y a pas la première fois c'est pas la deuxième fois ngeen fekk ma fi kon ci wàll wi nga xam ne moom la ñuy def daal ñun ñoo ngi fii daan suñu doole ci kàttanu yàlla di ñaan suñu àdduna li ñu fiy def daal sa borom teg ci loxo Ama nag moom mu ngi ci liggéeyam mu ngi liggéey xale la mu ngi liggéey parce que mën naa ne comme ni nga ko waxee léegi ci tëdd bi combat bu taxaw cap de 2019 di dem ba 2021 ñu naa déedéet waa ñuy dugg ci catul 2021 dugg 2022 te combat bi ba léegi amagul lu leer yoon la ngeen déplacé wu ñëw am ngeen ci droit ñu nit amuñu droit réviser leen parce que ndax nangam parce que yéen ci làmb ngeen di wuyu kon ci làmb ngeen di dox nag ñu ciy wuyu ak yéen di déggante ak yéen. jaadu na bu ngeen ñu ci fekkee itam pour ñu retiré leen day nekku nag lu jaadu moo tax ñu dalal leen fii lu ngeen ñu fi laaj rek ci wàllu nga xam ne bii mën nañ te ñu waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ko ci yéen ci kàttanu yàlla. waaw ñu gis combat bi mu amee ba léegi bi mu taxawee ak léegi mi ngi bëgg a yàgg te mën nañ ne avancement dëgg-dëgg moom vraiment amagu ci lan la sooxe bi fan la ci Ama la ci Modou Lo la ci promoteur bi la lan moo waral combat bi amagul lu waral combat bi avancé wul. non combat bi moom moo ci li nga xam ne moo ko waroon a gën a gaawal mooy signature contrat bi ñu waroon def keroog yi seen TV te mu avorté mën naa ne ñu ci bëree bëri sax bu ñu amee seetlu war nañoo xam ne foofu combat bi foofu la gën a yàqoo parce que ki nga xam ne kii mooy Ama Baldé bi mu ñëwee ba démb rek
ci benn site bu ma demoon ka fa nekk comme kii nee na moom moo xamal Luc Nicolaï ne ko combat lii nii nañ ko arrêté parce que jàpp nañ ne combat bi nga xam ne bii moom la ñuy def nii daal ak signature bii ni mu toll nii impact bi ak mbooloo mi bu ñu ko arrêté wul mën na def lu ne mais booba Ama Baldé ñëw na moom jóge na ndax Guédiawaye yaakaar naa ne Pikine ak Parcelles fi mu dëkk moom xam ma site Djily Mbaye la dëkk xam ma moom Modou Lo jàpp naa ne moom moo war moom ci abonnement bi ñu signé woon man ak manager ba bi nga xam man abonnement bi sax ci li ñu jàppoon ci diggante promoteur bi dañ jàppoon ne Modou Lo moo war a jëkk a ñëw Modou Lo ñëwul nag di def moom caravane mbaaram di taxawaal di wane ne mu ngi dem signature mbooloo mi ànd ak moom moom daa départ këram ànd ak quelques gars ñu ñëw def ay kiyam dugg bi mu duggee fekk gis ne Modou Lo ñëw te Modou Lo waroon a jiitu moom mu taxaw xaar Modou Lo bi mu ñëwee itam fekk si ñu ne ko Ama dugg na mu ne leen ana Ama ñu ne ko Ama nga fële mu ngi ci biir mu ne ko ci nuñ bi tax ci mu ne moom dafa taxaw ci booru buntu ba mu ne moom balaa dugg il faut Ama dem toog ca 16 ba pare mu doog a dugg gendarme yi ñëw fekk Ama fi mu taxaw ñu ne ko fii buntu la doo fi taxaw woo ma ñëw ma ne ko kon déplacé wul nga dem taxaw na le ba heure bu ñu ñëwee mu ne ma non dañoo bëgg ñu ki mais jàpp nañ ne Modou Lo sax est-ce que dina ñëw toog du ñëw dañuy ñëw toog waaye dañuy toog ba sonn te du ñëw ma ne ko non comme yegsi nañ ba fii mu ne ma non garaaw nañ taxaw nii xaar fan lañu bëgg ñu ne ko mu ñu déplacé tolloog lu ay 5 ou 6 mètres bunt bi taxaw fa Modou Lo ne moom par force na toog daal ci 16 xam nga nag la mu ci jublu woon ci na toog ci 16 mu doog koy ñëw toog bon bu la sax bu bëggoon a toog boobaa dinaa ko ne pourquoi mu koy toog la parce que du moom moo koy toog la wala moo koy taxaw la kon ci loolu bi ñu taxawee Modou Lo ne gis ne moom Ama toogul la wax te moom daa bëgg mu toog mu ñibbi ñu toog lu yàgg kenn commencé wul magam Jules Baldé xamal ma ne ma bu fekkee ne commencé wuñu yàgg nañu fi dañuy ñibbi de ma dem ci Luc Nicolaï bu Nicolaï ngi toog ñëpp a ngi toog assistance bi yëpp ngi toog moom dong lañ doon xaar ñëwul ba lu tolloog 1 heure de temps ñu laajte ko mu ne ñibbi na ñun ñu génn ñibbi. depuis boobu ba léegi mu bari coow seen digg ak promoteur bi ndax mbër mi sax man duma ko wax muy Modou Lo ndax dañ leen a tëgg ko mais seen diggante ki nga xam ne moo tëgg làmb ji muy promoteur bi fan la toll combat bi da ngeen di bëre wala du ngeen bëre ndax làmb ji mi ngi bëgg a yàgg. moom li mu bëgg mooy ñu pousser combat bi ba mois de mars le 30 mars. 2022 mais lu jiitu loolu ñun régularisé wu nañu combat bi. ba actuellement nii sama sac bi nga gis nii contrat baa ngi ci bu la neexee ba émission bi jeex sama war la ko le 25 décembre 2021 moo ci nekk ba léegi nii fu may wax nii ak yow changé gul kon ci wàll yi nga xam ne lii du CNG moom moo woo wala le promoteur ba mu woo ne ma nan ko changé suñ ma woo nit damay woo staff bi woo mbër mi xamal ko loolu mais def na moom combat bi comme Covid bi daa am ñu rapporté fi làmb ji boobu ba léegi amuñu lu leer. daal te ñu ngi koy doog ubbiwaat bu ñu sañoon ñu yóbbu ko ndax combat boobu dafa rëy ni mu toll daal da cee bëgg a def loo xam ne ñaari mbër yëpp dañ ci gis seen bopp. d'accord ngeen ci ak moom. waaw non maa ngi ñëw rek ci loolu mën na ko waaw mais loolu combat bi ñun bi ñu koy régulariser dafa def 7 mois bi combat dañu ko régulariser combat bu def 7 mois Covid am fi amaat fi ci diggante bi yàlla dogal bi ñuy ubbiwaat làmb ji directement fekk na mu def 3 mois et demi. donc sport bi nga bëgg mun naa mën a ko combat bi jaay na boppam combat bi tey nii bu ñu doon dimanche la arrêté nañu làmb ji ju barki bii di ñëw bii dimanche bu ñoom Ama bi la làmb ji day fees dell. ma ne ko comme noonu la mun naa ma ne ko loolu jaay na ko mu ne moom daal bëgg na ci lu neex bëgg na ci lu xale kile bu fekkee ne nag moom pare na pour bëre Modou Lo pare pour bëre jàpp naa ne le 25 décembre tax waruñu koo passé. ba tey yéen a ngi maintenir le 25 décembre. maanaam ñi mu ma wax ne du ma bëri le 25 décembre wala sama mbër le 25 décembre du ko fekk parce que contrat bi mu yor moom en personne bi ma wooyee xamal ne ma ne ma contrat bi lan moo ci nekk ma ne ko le 25 décembre. photocopier ko mu jox ko magam envoyé ko mu gis ko ne ma bon mu ne waaw mu dal di couper téléphone am donc li nga xam ne lii moom lañ jàpp mooy le 25 décembre bu ñu wooyee avant booba. wala woowuñu ba ca avant booba ba bés ba ñëw li ñuy def mooy préparer dem ba ci ñoom ne leen nanga man combat am naam amut ba amut nañ dem ba yegg xool ne lii yeggul ñu bañ amuñu droit def comme ni dal ki nga xam ne mooy mobilité di ñu dal
parce que ñu convoqué leen nga bañ a bëre si defoo lu leer waxuñu la dara nga ñëw buñ la aje yaa ko def sa bopp. mais bu boobaa tamit day am luy ay signes yu koy firndeel ci diggante bi di ngeen def signature contrat di ngeen jàkkaarloo yooyu yëpp day am. waaw mais balaa booba nag bu boobaa dinañ taxaw fu ñu war a taxaw fu ñu war a dem yëpp ñu dem fa bu jaadoo itam ne nañu waxtaan muy CNG wala kenn ku mu mën a doon ba ci ñoom Bira Sène ak ñoom Ndiame Diop ak promoteur bi nga xam ne ñoom ñoo seq affaire yi ñaari ménages yi taxaw bu ñu koy changé ñu teg ko ci yoon rek kenn ku ne ci dem defi leneen. di ngeen d'accord ci ñu changé waat date bi. changé date bi moom du moom promoteur bi yëpp tëgg làmbam tey jii bu ko neexoon mun a may naa leen avance yi joxlaat beneen avance nee na maa bëgg ñu tëgg bëriwaat ko ñu mois de mars boobaa itam doo ci mën dara da ngay dem mais nag combat bu toog 7 mois bu doon milliard lañ la jox itam day jeex tàkk. ba léegi Ama toog war a bëri Modou Lo toog war a bëri bëriwuñu amuñu yeneen avance ñu toog di xaar làmb jooju te amagut foofu la ñuy wax. ñoom ñaar ñëpp kenn nangu cee cumulé benn combat gaa yaa ngi cumulé ay combat mais ñaari mbër yi dégg goo kenn ku ci cumulé combat parce que combat royal bi ñuy bëre ñoom amul kenn ku koy bëre Sénégal combat le roi nga koy bëre surtout ñaari xale yi nga xam ne bu ñu yor doon roi sax bu roi nekku seen diggante sax ñoom dong ñuy bëre rek day làmb joo xam ne ji impact lay am kon ci loolu daal ñoo ngi ñaanal promoteur bi moom itam yàlla jàppale ko li mu bëgg ci xëy na ci séentu ko ci combat ci réussite yàlla may ko waaye daal ñun day amaguñu droit jëlagun benn date actuellement te changé wuñu ko ci diggante bi ne nañu benn date kenn di signé ñu pour waxtaan ci bu juba d'accord ci ñu régulariser leneen loolu la. interviewé ay waa Pikine ñu dëkk Pikine ñu wax ma ne ma Ama pare na waaye Modou Lo moo pareegul te promoteur bi xaritam la moo tax bëreegun làmb ji da ngay confirmer loolu wala. ñoom ay xarit lañu ñoom promoteur bi xarit mbër yëpp la la preuve mooy ku am yërmande la ci mbër yi moom Luc Nicolaï maa ngi koy nuyu de passage ñun mooy njëkk a fay 7 millions ci làmb contre kii Bébé Saloum jour boobu Lac de Guiers 2 ak Balla Beye numéro 2 ñoo doon bëre mu ñu fay ñu 7 millions combat spécial topp ñu nag boobu ba léegi bu ñu amee ngor bu soxlaa combat ci ñun royal surtout combat boo xam ne bi ñëpp dañu ko bëgg mu am sens mën koo déclencher taxawal ko ñu naan dina taxaw mu taxawal ko ba régulariser ko dañu ñaan yàlla mu am ci ndam waaye waxtaan moom mënul ñàkk ci ñaari camp yëpp allah kulli xel su fekkee ne da nga ko bëgg a sens pour ñu bëre jiwaat da nga koy régulariser waat parce que ay këyit du caaxaan man rek contrat bi defaral ma ko sama bopp moom defarul ko boppam CNG ko defar te ay kaddu lañu juboo mu yëkkati alalam teg ci suñu loxo ne lii laa bëgg dat sàngam. ndax bu bëggee beneen dat du joxewaat yeneen avance. loolu nag moom day laaj moom après moom nga gis ku mel ni ku sës ci moom ci staff bi boo ñàkkul bu ngeen ko gisee wala moom. en tant que manager li mu waxanteeg yow dat bi rombaat est-ce que bu bëggee beneen tamit da ngeen di continuer ci avance bële ba tey wala. moom kay. bu doon avancé nga nii ñu bëree ama daan ñi ñibbi si mun avance bi laa bëggaat ci diggante bi bala maa yegg dama naa gars yi continuer ma dëpp jëli avance beneen bi ci des dimanche ngeen di bëree waat ma dellu jëli waat avance boobu man kay bu ma sañoon dimanche bu ne ama baat la bëree. waaw mais li may wax mooy bu la 25 passé te bëreewu leen il faut que da ngeen di jotaat beneen avance pour bëre wala. waaw loolu mën naa nekk parce que li nga xam ne li moo ci kii mooy il faut ñu wax ci loolu ba mu leer rek parce que moom bu fekkee ne moom nanguwul a joxe xaalis. bu boobaa doo ko ne par force nga joxe xaalis mais bu fekkee ne jaadu na moom mu joxewaat xaalis ci diggante bi ndax ba combat bi taxaw bu boobaa day gën a gaaw rek mais daal ñun li nga xam ne lii moom lañ jàpp mooy fay nañu jël nañ date le 25 décembre le 25 décembre gisaguma lu ko dindi maa ngi waxtaan ak staff bi di waxtaan ak mbër yi itam ndax dañu may laaj comme ni ngay defee nii rek démb rek benn site invité na ma ci loolu ñu waxtaan ci wàllu woowu ba nga xam ne bon am naa yaakaar ne daal ci kàttanu yàlla mën naa dogal. groupe combat bi yéen a ngi bëgg beneen. waaw ñun daal ay xale lañu dañuy liggéey rek nag parce que fi mu nekk nii nag bu gisoon sax ku ko convaincu ne ko kaay def basket ñu fay la day basket da ci de ñun sport rek lañ ci xam waaw sport rek lañ ci xam. dinaa signé ngeen ci MMA bi fu ngeen ci toll. non dañuy wax rek loolu ay kii la rek ay rumeur la rek ñun dañuy entraîné ay xale lañu combat. bëri bi ñuy def nii sunuy maam dañu ko doon def ba bàyyi sunu baay def ko ba bàyyi ay magam def ko ba bàyyi kon ci wàll yi nga xam ne moom la ñu xam ñun mooy li ñuy préparé mooy sunu combat dañuy entraîné rek dem ñëwaat bu bés bi ñëwee ñu taxaw
ci kàttanu yàlla ànd ak suñu mbooloo yàlla ñaan yàlla ànd ak ñun ci bés ba ñu daan ko jël ba rek ñibbi si waat. ñu jëm ci ñi ne combat Ama Baldé Modou Lo du am loo leen di wax. non loolu ba avant mu ñuy régulariser combat sax doon nañu ko wax mais lii Nicolas moo noo joxe centaine de millions ci làmb ñu naa du am loolu. est-ce que duñ bëgg a am dëgg mi ngi bëgg a yàgg de. waaw mais xam nga combat bu combat royal la combat boo xam ne bii dafa am trophée xëy na am na feetu yoo xam ne yi feetoogoo ko ku mel ni Modou Lo feetoogoo ko ci trophée am ndax Covid bi ak it gisaguñu ay làmb yu mu ñëw. xam nga nag làmb nag boo ko yoree surtout da ngaa war a mën fecc waaye benn pecc rek rëjëw loolu xewi na. ambianceur la de père. mais loolu da ngay am ay chorégraphe yu neex wala nga mën a dugg saf xorom gars yi waaye benn pecc rek loolu mën a pecc la. damay gis waa Pikine chaque jour da ngeen di sànni xeer boobu. non du loolu sax xëy na dafa bëgg feetu affaire yi rek moo tax xañ na ba mu jëlee roi bi ba léegi daal làmb taa xaw a sooxe. jàpp ne bu bëree da koy ñàkk. ah loolu la ñu kàttanu yàlla loolu la ñu bëgg loolu la làmb bëgg sax. ah làmb bëgg loolu. affaire bul tooñ waa làmb. ah non léegi xam nañ ne looloo koy neexal moom lii mu toog nii toog bëriwuñu loolu ñaanuñu yàlla ñu roi bi nekk suñu loxo duñu ko bëree. roi bi buñ ci jotee ci kàttanu yàlla dinañ ci bëre yenn saa yi sax ñu indi ko déguisé wu ko damay indi sax animation bu wees déguisé wu sol maxane mi defar kaan bi dawal kaar yi gars yi cëppeelu mu génn gars yi tegal ko siège bi mu taxaw waxtaan ak gars yi ñu tegal ko mu fecc mu dellu ñibbisiwaat indiwaat ay bagaasam loolu damay indiwaat leneen bu boobaa ci kàttanu yàlla waaye nii ñuy def nii rek maa wu tëju ci néeg wala ñu kii yooyu xëy na ñoom ay waxaat di yooyu waaw xam da ngay wax waxaabis la. waaw mais xam nga nag gars yi dañ koy tooj rek mais jullit moom mën na nekk ibaadu xale ibaadu rahman kooku jullit yëpp mën nañ ne ibaadu lañu c'est-à-dire nag ni ko gars yi di doxalee moom la ñu xam loolu la ñu miinut rek waaye ndax gàttal waaw wala merci beaucoup jullit la waaye gàttal ay yére wala nga tawi sib sikkim ba mu kii loo wax ñu ne xaraam lépp xaraam loolu daanaka waxuñu ko yonent bi nag li mu fa fekkut loo ci def dañ naan nangam ak nangam waaye bari na loo xam ne ni tey jii yonent bi tey bu ko fekkoon ci diine l'islam ci ay yenn pénc bu fa taxawee ñu ne ko sa kër a ngi nii wala fi nga dëkk wallaay azim du rëccu dana kontaan waaw dana kontaan kon ci loolu daal la ñu wax ne ci wàll yi nga xam ne moom la ibaadu yi def ibaadu yi am nañu droit am seen i nit nag ku dem ba ci ñoom waxtaan ak ñoom ne bëgg a dugg ci seen biiram dañ la wax seen i bëgg-bëgg jox li nga war a def wax la li nga war a wax war nga fi nga war a taxawee waaw boo ci yeggee ci ñoom ci loolu ci wàllu sa ngëm-ngëm gi ñu lay indil tey xañ na gëmawoon dara xañ na parce que boo gëmawoon dara ñun Baye Fall yi ñun kenn mënuñoo def loolu ñun dañuy Cheikhul Khadim Cheikh Yoro la ñu àndal moom la ñuy dégloo waaw moom la ñu dégloo. looy tàggoo mbokku internet yi kontaan nañ la. maa ngi kaa tàggoo di leen ñaanal rek yéen parce que yow sama xarit nga liñ ci wax ñu jàpp ne daal ci wàll yi nga xam ne lii moom la ñuy waxee rek mooy lépp lu doxal rek làmb parce que bu du dara itam xale yi bëri yëpp suñuy doom lañu. combat yi di ñëw itam muy nekk combat yu neex nga xam ne daanaka fii ba janvier muy Balla Gaye ak Bombardier ba ci Tapha Tine Boy Niang Gouye Gui ak Reug Reug ak Siteu kii yëpp nekk ay combat yu neex yoo xam ne yi bu ñu ko defee ci arène nationale bala fu ñu ko mën a defee rek xale yi ànd ak discipline ànd ak yar ak teggin seetaan si ñu feetu boo xam ne bii dañu mën a gis ñun ñëpp ci suñu bopp ci li nga xam ne ndax bi ñu may stade bi ba léegi moom chinois yi vraiment nekk na loo xam ne lii de bu rafet la ni ñu ko defee xëy na sax xale yaa ngi yàq siège yi di dajji siège yi mais loolu jaaduwul daal nañ ko bàyyi parce que bu ñu mayee si budget ba ñu mën a toog nga xam ne da ngeen daan toog fekk ba ay poopu picc ak loolu mën fekkate bala ngaa ñëw fekk ñu fompal la sa siège nga toog ba jekk concentré wu toog di waxtaan di supporter jarul fecc jarul def dara
bu la sa mbër ñëwee nga jóg taxaw tàcc ko mu dem nga toogaat sa sees waxtaan ak ñoom di werante waxtaan ki lee mën ki lee pour doole loolu du yàqu làmb mais xuloo xeex ak dama ko yàq mën naa ñàkk ci làmb nañu def daal luñ suñu kémt lay kàttan ñu ñoŋal daal suñu stade bi loolu daal lay ñaan xale yi di ñaan suñu borom tabaraka ta yàlla may ñu jàmm ak tawfiix nag ba combat yi njub yëpp kenn ku ne ci gis ci sa bopp li ñu ko laay it ñu ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla dogal woyofal mbir yëpp ba lépp lu mu bëggoon ci combat bi mu am ko te itam état Sénégal may ni nga xam ne mooy sénégalais yi moyen surtout sponsors yi nga xam ne dañoo daw yëpp ñu bàyyi leen ñu dugaat ci réew mi àndaatal àndaat nekk benn kenn ku ne ci la ngay yëngu ci sa kii muy Assane Ndiaye muy Abdou Fall muy Fallou Ndiaye muy sëñ Modou Niang muy promoteur yu ndaw yëpp ba ci ñëpp tout le monde yàlla may leen ñu yomb itam ñu am ak déggoo ak sponsors yi am sa dellusiwaat làmb delluwaat fa mu nekkoon 2006 2007 2008 loolu làmb doon am daal mu dellusiwaat combat yi gën a neex yéen seen liggéey gën a avancé. jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñu fàttali leen nag combat bu mag bi le 5 décembre la Siteu Papa Sow le grand promoteur Pape Abdou Fall moo ko tëgg mbokk yi arène nationale bi dina toj bu kenn raté combat boobu Siteu Papa Sow moom dèjà ñoom jaay nañ làmb ji ñoom ñaar rek ku ci waxutoon rek làmb jooju dina ñoŋ bu soobee yàlla mais promoteur bi gis nga nangu naa liggéey ak nun ubbil nañu ay buntam nañu ñëw leen ñu liggéey ba kenn du gaañu ku ne gis sa bopp ñu ngi koy ñaanal mu am ci réussite totale Pape Abdou Fall mbokk yi tey Serigne Mor Kéemaan ma nga Medina Gounass waagaan Serigne Mor borom Kéemaan maa ngi koy nuyu di ko jaar bu baax a baax moom dimbali jaami yàlla yi faj aajoy jaam ñi rek ñoo ko tax a jóg Serigne Mor Kéemaan ma nga Medina Gounass mbokk yi seet leen ko foofu ku fa dugg doo ko réccu waagaan ci caméra bi seen mbokk seen xarit Mbaye Diop boo liggéey ñu xoolal leen keneen jërë ngeen jëf. ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. gisuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur seen affiche.com.